Ndeye Selbé Linguère Diouf nuyu nañ la. fay nañ la. yow yaay secrétaire général GPTS Génération Positive Taxawu Sénégal si tënk dañu bëggoon nga présenté wu. waaw xanaa ñu muslu d'abord ci seytaane di sant yàlla di julli ci sang-sang yi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di gërëm suñuy waajur bu ma nee nag suñuy waajur damay wax waajuru askan wi yépp ci waajuru Sénégal gépp ndax Ndeye Selbé moom ci lépp lu muy dox rek day jiital toujours waajuru askan wi waajuru sénégalais yi ndax dara ñoru ko lu dul le peuple sénégalais donc présenté wu nag wax ci sa bopp day xaw a metti waaye daañu jéem daal di wax as tuut ci Ndeye Selbé Linguère Diouf ndax yàlla dafa def mu jiite parti bi ñuy wax Génération Positive Taxawu Sénégal muy GPTS di parti boo xamante ni comme ni ma amee habitude di ko wax ci jamonoy élection locale lañ ci doon xalaat 2014 ñuy taxaw bi élection locale yi passé ñu ne nañ ko def parti te nañ ko def parti boobu jógewul ci man ci responsable de base yi ci ñooñu la jógee donc ñuy dem ba nga xamante ni le 24 février 2015 ñu taxawal ko parti commencé nag préparer pour dugal suñuy papier donc yàlla def tey jii ñu am suñu parti am suñu récépissé macha allah. am nga sa récépissé. lan moo la motiver ba nga bugg a def activité politique. ak bi nga amee sa récépissé lan nga fas yéene def. waaw li ma motiver mooy d'abord li ci njëkk mooy dañoo nekk doomi réew mi dañu nekk ay sénégalaises juddoo ci réew mi màggee ci réew mi. jàngee ci réew mi donc fekk baax ci réew mi donc lu mel noonu bu fekkee ne yàlla dala ko jagleel ngay màgg di xool ni sa réew di doxee donc bu ñu demee ba nga xamante ni war ngaa mën a jóg am loo apporter sa askan am loo apporter sa réew je pense que ne loolu rek doy na pour ñu ne Ndeye Selbé Linguère jóg na pour taxawu réewam donc bi ñu amee tamit suñu récépissé te laataa ñuy am suñu récépissé ma suñoo croiser les bras ñi ngi ci askan wi ñi ngi liggéey ñi ngi massifier base bi mais surtout nag di woote nag politique bu dëgg comme j'ai l'habitude de le dire dëgg chaque jour yàlla rek moo ko moom mais nañu fexe ba nga xamante ni waa Génération Positive Taxawu Sénégal daañu combattre daañu jihaat ba nga xamante ni valeurs yi fi maam bàyyi woon dinañ ko jël utiliser ko ci biir politique ba lépp rafet incha allah. Sénégal coow ji bari na ci fànn yépp en tant que leader politique nan nga gisee Sénégal bi nga xamante ne coow ji bari na moo xam ci secteur yépp daal noo ko gisee. waaw doy na waar tey jii mën nañu ne tey Sénégal tey màgget bu feebar la foo laal ci yaramam day metti ndax kuy taxaw sax di wax naan réew mi neex na certes am na loo xamante ni ki fi nekk tey te yàlla teg ko fi ñu ngi ciy góorgóorlu ndax kenn mënta mate lépp waaye dafa di góorgóorlu googu dafa ndaw ndax tey boo xoolee secteur yëpp comme ni nga ko waxee ñëpp a ngi grève jàngalekat yi côté santé taximan yi maanaam secteur foo laal rek tey jii ci Sénégal rek am na lu fa metti donc loolu mu doy waar trop doy waar tamit ci beneen côté goo xamante ni waxuma la sax ci am gi nga xamante ni koom-koom gi nga xamante ni foo laal mi ngi metti mais ba ci jëmmu nit ñi ak ci kàddu nit ñi lépp doy waar actuellement ci réew mi dangay toog di xool naan tey jii fi ñu toll nii tey Sidi Hadji Malick tey bu dellu si waatoon wala maam Borom Touba wala maam Baye Laye alayhi salaatu wasalaam par force dinañu defaraat suñu toogaay ndax actuellement ni Sénégal di demee ñoom ba ñuy dem bàyyiwuñu Sénégal bu mel nii donc fi mu toll nii réew mi jaxasoo na ku ci nekk yaa ngi xool sa intérêt personnel te intérêt personnel bi ngay xool sóoraale woo ci ëllëg maanaam wuññante sutura lañ fi gis actuellement Sénégal defatuñu politique. parce que dama lay xool Mohamed yow da ngay politique damay politique dama lay bañ donc fàtte nañ ne yàlla la donc man damay bëgg toujours lépp lu yoo xamante ni ñi ngi koy def ci réew mi rek nañ koy defante ci àndum nawle ndax suñ koy defante ci àndum nawle indi li fi maam bàyyi woon bu ñu waxee ñu ne li fi maam bàyyi woon dañ ko paase déedéet paase wuñu ko
donc parce que maam dafa daan dund ci sutura ci ngor ci jom ci fulla ci fayda mais surtout ci jomb joojee Mohamed il faut ñun ñi nga xamante ni ñun la yàlla dénk lengay politique ñu di ko jëfee mais tey Mohamed waxuma la sax ni dëkk bi mettee réew mi dafa metti que le président Macky Sall xam ko que ñi mu dendal xam ko wala ñu bañ ko xam di ko nëbb réew mi dafa metti na trop ñun ñi nga xamante ni en tant que jigéen en tant que yaay ñun ñooy jóg di dem ba au fin fond du Sénégal ñun ñooy jóg di dem di xooli base bi ñun ñooy jóg di dugg ci biir askan wi ba 2 heures 3 heures du matin 4 heures du matin bu la heure boobu fekkee ci mbedd mi di nga xam ne réew mi metti na trop ba nga gis suñu xale yi ci mbedd mi donc am na loo xamante ni il faut ñu xoolaat ko mais aussi ma dellu siwaat ci beneen côté valeur bi Mohamed tey boo toogee di seetaan débat da ngay ruus parce que tey jii amatuñu ay débat d'idées maanaam li ñu am mooy xastante muy côté pouvoir comme côté opposition tey jii waa kër Macky Sall bu ñu waxee Macky Sall par exemple je prends l'exemple de Idrissa Seck je connais même pas Idrissa Seck moom saa yi buy laal Macky Sall da koy laal ci ay débat d'idées mais pourquoi waa kër Macky Sall duñ tontu Idrissa Seck ci ay débat d'idées non dañuy indi ay xastante ay Saint-James ak ay Saint-Étienne ak ay yeneen nañu bàyyi loolu ku ci nekk am nga démb ku ci nekk boo sañoon kenn du wuññi sa sutura te politique bi defuñu ko pour ñuy wuññante ay sutura nañ leen fekk sant ci terrain bi ci ay débat d'idées bu ñu nee ne Macky Sall deful lii waaw ñoom nañu ñëw ne Macky Sall lii la def ndax lii ak lii te foog naa ne je pense bien que ne Macky Sall foofu la leen di xaaree mais yenn saa yi da ngay ruus Mohamed ngay toog di seetaan télé di dégg ay yenn débat yoo xam ne amuloo lenn loo xam ne da nga koy dégg ci bilan wu Macky Sall ñoom daal am na ci boo xamante ni moom couverture maladie universelle moom dafa saf ci seen gémmiñ koo wax mu ne la couverture maladie universelle et je pense que ne bu fekkee ne nit ki da nga koy jàppale bu amee beneen leader tey man Ndeye Selbé Linguère bi su ma ñëwee am fu ma attaqué Macky Sall nag ma tontu ca foofu ma attaqué Macky Sall mooy un débat d'idées mais bul ñëw di lijjanti ay naan Saint-James ak ay nangam ku ci nekk Saint-James am na keneen ku nekk Saint-Étienne fii Sénégal la ñun ñëpp xamante nañu bàyyi yooyu nañu bàyyi waxante gu ñaaw gi ndax ku ci nekk dañuy faral di wax naan ay kii sama baay la ak sama nangam kenn du laa sama baay mais écoute mais baay dafa am lu mu war a téye njabootam ci këram. te foog naa ne leader bu ci nekk bu ñu ko xoolee war xool njabootam dañ koy gis à travers image am dañ koy gis à travers njabootam kon nañu xoolaat askan bi ni ñuy doxalee ci biir réew mi xoolaat taxawaay bi xoolaat jëfin bi xoolaat doxalin bi. su ko defee yàlla dinañ mën a dimbali. donc bu ma jàngatee. da nga ne dëkk bi dara doxul. te Macky Sall président Macky Sall moom mooy njiitu réew mi. dafa échec mission am. wala qu'est-ce qui ne va pas. xam nga Mohamed du ñu mën a ne dara doxul xam nga nit ki bul nax sa bopp parce que bu ñu nee dara doxul man tey jii. ba ñu nekkee ci 2012 jàppale wu ma Macky Sall boobu fekk na ñun jàppale nañu Abdoulaye Wade ba yàlla joxul Abdoulaye Wade nguur gi boobu yoraguñu parti ñu tawgaat di déglu nag wax fi Macky Sall mu naan Sénégal séddale bukki moo fi nekk nguur gi day jël yépp askan wi duñu am dara waaw bu ñu toogee ñu ne ah kon nag nañ ko bàyyi mais on a qu'à laisser ce jeune là parce qu'il est né après les indépendances peut-être dina changer waat Sénégal parce que ñun loolu lañ doon xaaraat après nag ci Macky Sall mais bu fekkee ne Sénégal séddale bukki moo fi nekk mu doon wax bay wax ci affaire u ministre yu bëri yi mais tey Macky Sall ñaata ministre la am te Macky Sall da doon wax naan avec 25 ministres mën na defar Sénégal mais tey ñaata ministre la ñu Macky Sall indil ministre yoo xam ne sax doo leen xam da ngay dem ba da ngay naan sax kan mooy ministre nangam wala kan mooy ministre nangam tey ji xoolal tey ji ni ñuy dundee tey ci askan wi. tey jii ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci nguur gi lañ doon kaas ba doon ko xeex as ay jeunes di ko xeex ci président Abdoulaye Wade actuellement loolu arrogance boobu la ñu commencé di ko gis ci waa kër Macky Sall te dama yaakaar ni bu fekkee ne da nga nekk njiitu réew juddu après les indépendances ñëw fekk réew mu mel ni Sénégal un vieux de 90 ans wala plus de 90 ans jiite woon ko am na leneen loo xam ne ñu ngi ko doon séntu ci yow. du ñu nee nag Macky Sall deful dara non loolu wax ju yàqu la ndax ku toog am nga ay jéego lu mu ndaw am nga ay jéego yu ngay def mais dañ ko ni na gestu askan wi na toog ak njabootam bi nga xam ne ñoom ñooy njabootu politique am te mu ne leen nañu bàyyi xaste yi te ñu liggéey nañu dem ci terrain bi nañu jàkkaarloo askan wi nañu gis ne askan wi ñi ngi ci ay métit ay jafe-jafe mais munoo nekk yow ci parti politique
yow ñu ñëw sa waa gox wala sa askan wóolu la nee la demal nga jàppale ji président pour nga indil ñu tey ay résultats mais yow nekkee woo fa lu dul maa ngi dem États-Unis maa ngi dem fa je n'ai rien contre nag ñi nga xam ne dañuy dem États-Unis mais de grâce bu fekkee ne dañu bëgg a jàppale seen njiit boobu muy seen njiitu parti muy njiitu APR nañu xoolaat doxalin bi defarwaat mën a jàppale askan wi ndax tey askan wi sonn na moo tax nag du ñu wax ñun waa génération positive taxaw Sénégal du ñu wax ne Macky Sall defu fi dara déedéet def na parce que l'État c'est une continuité mais tey jii moom li mu doon wax naan lan ngeen gën a gis ne Macky Sall def na ko fii ngeen apprécier ko est-ce que li muy def priorité la wala du priorité parce que gis nañu train bi TER bi dañ nañ ci ay milliards yu bari est-ce que loolu jar na ko mais loolooy problème bi moment bi ñuy def ay milliards yu bari ci TER boobu mais moment boobu tey jii waa banlieue du ma wax sax waa banlieue kese askanu Sénégal am na ci gox yoo xam ne da nga fay dugg amuñu courant amuñu ndox askan waa ngi xiif béykat bi bay seen gerte ba pare mënuñu ko jaay problème yu bëree ngi fi dafa am loo xamante ni dafa jiitu ab réew boo fi nekkee comme moom moo waxoon ne moom demande sociale bi da ciy taxaw mais demande sociale boobu ana li ci Macky Sall def bu fekkee ni fukk la xëy na Macky Sall def na ci benn ak genn wàll li ñuy xaar nag moom ci moom parce que il n'est jamais trop tard pour mieux faire li ñuy xaar nag ci Macky Sall muy président Macky Sall yàllaa ko fi teg moom mooy le président de tous les Sénégalais li nga loolu nag la waa APR des fois di réeree mbir pour ñoom Macky Sall seen président kese la ba tax na kenn amul ku pour wax dara Macky Sall alors que tey jii ku jóg tey di wax ak Macky Sall da ngay wax ak moom parce que c'est le président de tous les Sénégalais tey man Ndeye Selbé Linguère su ma jógee tey naan Macky yokkaatal sa loxo Macky xoolaatal sa toogaay Macky xoolaatal ni ngay waxee njiitu réew du waxee nii mais Ndeye Selbé Linguère bu koy wax parce que dafa gëm njiitu réewam parce que dafa fonk njiitu réewam parce que dafa respecté njiitu réewam mais bu fekkee ne Ndeye Selbé dafay wax loolu ba pare au lieu ña nga xamante ne ñoo nekk ca wetu Macky Sall ñëw ne pourtant Ndeye Selbé li nga wax dëgg la effectivement nañu xoolaat toogan bi nañu xoolaat ni ñuy waxee nañu xoolaat nañuy gérer ci base mais duñ ko def ñu ngi ut nañuy xastante loolu du moom mooy aider le président Macky Sall parce que tant que yàllaa ngi def ne Macky Sall moo nekk njiit ci réew mi di Sénégal ñun à chaque fois en tant que doomi sénégalais en tant que des citoyens engagés en tant que des citoyens yoo xam ne dañoo gëm seen réew gëm seen bopp ñun toujours daañu wax Macky xoolaatal sa toogin xoolaatal ni ngay taxawee xoolaatal ni ngay defee ndax nag dañoo gëm suñu réew loolu la si biir Sénégal am nañu plus de 250 partis yow si nga bokk te 250 partis yi Sénégal boo xoolee ñaari groupement moo fi am partis yi si la ñuy xaajaloo ñii dañuy ànd ak nguur ñu contre nguur yow si ban nga bokk waa xam nga booy xool sax foofu nekkul sax ñaari groupement day dem na ba ñett wax ñu ñett yi lan ak ban la parce que am na ñi nga xamante mooy pôle bi nga xam ne moom la ñu naan mouvance présidentielle am na pôle de l'opposition am na nag les non alignés man Ndeye Selbé Linguère du pôle des non alignés laa bokk donc 250 partis yooyu wala sax 300 partis yi ñuy wax ba indi le problème mu parrainage du loolu mooy régler affaire yi parce que tey ji bu ñu nee partis yi nañ leen wàññi nañu dindi partis yi léegi sinon bu ñu naree dem élection présidentielle candidat yi day bëri waaye bu ñu dindee parti yi léegi dañuy jël ku ci am 10 000 signatures ñu mën nga nekk candidat mais Mohamed loolu ban problème la ñu réglé am nañu 250 partis mais xam nga problème mu parrainage bi dafay nekk ci ñaari anam bi ci njëkk mën nañ ko tuddee sax côté arithmétique supposons que ñu dindi parrainage mais ban problème la ñu réglé jëlal 3 millions de Sénégalais 3 millions de Sénégalais tu divises ça par 10 000 voix ça te donne 300 candidats ana lu ñu réglé bu fekkee ne dañoo ñëw ci côté parti politique yi beneen problème la encore tey ji boo joxee 2000 francs xool ko ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi parce que loolu dañ koy gën a dëggal parce que jamonoy Wàdd dañ ko doon def ku fi toog da koy def moo tax loolu moo fi war a jeex moo tax tey ñun génération positive taxaw Sénégal ñu ne lii il est temps que mu jeex fii parce que lii day tax suñu askan dootuñu gëm seen bopp tey ji booy def meeting tey da ngay ñëw da ngay neexale ni ku nekk 2500 mais kii neexale 2500 meeting mais am na keneen koo xam ne tey ji bu fekkee ne dañu fi dindi problème mu parti yi mais kooku mën na ñëw di neexale 2000 am 2000 francs ñu joxal ko signature mu mën a am 10 000 signature am dem poser au candidat c'est pas ça le problème. Le problème c'est quoi? kon nag parti politique yi nañ leen bàyyi ñu actuellement
kenn dematul sax élection yow kese ba gagné tellement que dañ ko def ci nit ñi te pourtant lu war a mën a nekk la. parce que boo liggéeyee sa base gëm sa réew won nit ñi ne que ne réew mi di réewum Sénégal dafa am loo xam ne dañ fee liggéey maam da ko fee bàyyi te nañu delluwaat ca maam xoolaat valeurs yi actuellement dignité politique bi nga xam ne dafa commencé di raaf ci ñun ñi nga xam ne ñooy politique ñu jéem koo fexe indiwaat dignité boobu di raaf mooy lan tey jii doo jàkkaarloog population élection bu jotee nga dem jàkkaarloog population di wax loo xamante ni yow sax gëmoo ko di wàcc Serigne Touba di wàcc surtout nag Sëñ Fallou la ñu gën a yeb moo tax nee naa leen bu keroogee yomal xëyam incha allahu rabbi ñoo yab Serigne Fallou non ñun ñi nga xam ne dañuy politique ak ñoo yab Sëñ Fallou ndax tey ji da ngay gis tey politique bu taxaw tey politicien bu taxaw tey di wax balaa moo kontaan ne barki Sëñ Fallou bu dee barki Sëñ Fallou nag ñun ñi nga xam ne dañoo am cofeel ci Sëñ Fallou dañuy daal di daanu leer dañuy miir daal di yaakaare la muy wax dëgg la alors que moom xam na ne ba muy wax la muy wax dara du ci dëgg moo tax nee naa leen bu keroogee yomal xëyam Sëñ Fallou ngi leen di xaar ak maam Cheikh Rafal ndax am na yoo xamante ni deesu ko foowee waxal ak nit ñi cib dëgg tegal sa action cib dëgg lépp loola ci yàlla may nga xam ne lii la ma yàlla may ndax nag dëgg dafay mujj te dëgg mooy njëkk te mooy mujj kon ñun ñi nga xam ne ñun ñooy politique nañu commencé di tàmm loolu nañu commencé di ko liggéey loolu moo ñuy dimbale ba nga xamante ni bu maam borom Touba wala maam Baye Laye alayhi salaatu wasalaam wala Sidi Hadj Malick wala Bu Kunta Ndiassane wala keneen ak keneen tey bu dellu siwaatee du ñu defaraat suñu toogaay mais nii ñu nekkee tey di ci demee dégguñu dara cib dëgg lépp lu ñu wax pour amadouer population bi la pour nax leen doy na waar nañu xoolaat suñu toogaay ñun ñi nga xam ne ñun ñooy politique nañ xoolaat suñu toogaay. est-ce que am nañ opposition bu taxaw. waaw Mohamed man dama ne Sénégal amul opposition côté boobu nag rek laa d'accord ak Macky Sall donte nag njiitu réew warul wax jooju moomul wax jooju warul wax yu mel noonu maa ngi Mauritanie bàyyi la ñuy cëppi su ma ñëwee daañu régler waaw en tant que njiitu réew ngay le président de tous les Sénégalais. waaw bu ñu cëppee dalaa war a neex bu ñu cëppee dalaa war a neex kon waroo toll ca beneen réew naan sama waa réew ay opposition amu fa dëgg la d'accord naa ak moom opposition moom amul Sénégal xam nga ñan tax nga ne opposition amul. maa ngi ñëw est-ce que xam nga ne kan mooy opposition wu Macky Sall kan mooy opposé wu ak Macky Sall le véritable opposition bi nga xamante ni moom moo jàkkaarloo Macky Sall xam nga ñan la. c'est le peuple sénégalais. Macky Sall na xam loolu c'est le peuple sénégalais. mais pas les politiciens. non du opposition bii di nekk ci mbedd mi di marché ko yu du opposition bii du ma ne du benn politicien ndax bu boobaa ma boole ci sama bopp te du ma ko nangu ndax ñun dafa am lu ñu gëm ñun dafa am loo xam ne dañ ko teg téye ko xam ñun ñooy ñan xam ne suñu réew soxla nañu. loolu na ko Macky Sall def ci boppam. mais nag benn opposition bi gën a taxaw guddi gi ñu toll nii c'est le peuple sénégalais na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax na delloowaat lépp peuple bi lépp lu mu yor moom ak ñi mu àndal ak ñi ko wër na Macky Sall jëlaat lépp mooy suñu président na delloowaat lépp peuple bi waaye nag côté boobu ànd naa ci ak moom fii amul opposition. amu ko je suis désolée amul opposition mais opposition lu ñu ko daan xamee xam nga mooy li may delluwaat rek ci booy xool ci télé yi. lan nga rafetluwul si ñoom nit ñi doxalee maa ngi ñëw xam nga booy xool tey jii ci télé bi ngay seetaan booy seetaan tey jii benn waay boo xamante ni dafa nekk côté opposition buy wax yow sentiroo ne kii mi ngi wax pour jàmmi réew mi sentiroo ne kii mi ngi wax pour askan wi da ngay sentir ne kii dafa am loo xamante ni ci biir xolam daf ko meree Macky Sall. ñun askanu Sénégal ñun xooluñu ku mere Macky Sall ak ku jubóog Macky Sall loolu ça ne nous intéresse pas ñun li ñu intéressé mooy kii toog tey wax ci li mooy li ma doon wax nañu indiwaat les débats d'idées président Macky fal nañ la réew mi fii la tolloon bi ngay jël réew mi actuellement yóbbu nga ko fii mais des na lii ñun loolu la ñu soxla mais boo bëggee ñëw ne fal nañ la defoo fi dara nangam ak nangam loolu waxu ko mer la te ñun génération positive taxaw Sénégal dañoo ne nag li xale yi di faral di wax naan ku mer bokkoo réew mi ñu nekk nag suñu réew la ñun ñëpp ñu bokk ko bokk suñu réew mi te nag du ñu nangu kenn di ko séddoo yenn saa yi nga dégg sax ñu naan tey ñoo jaay Sénégal ku ne jël sa wàll ma ne leen man Ndeye Selbé Linguère Diouf kuy jaay Sénégal na ma fi ba jaayu ma Sénégal jëndantewu ma
ndax sama réew rek laa am. muy neex muy naqari fii laay toog di ko fayatin di ko rayante ba ba ñuy am jàmm. kon nag. ana opposition. nañu dellusiwaat nañu dalalaat xel yi te xam ne yàlla moo ko jox. le président Macky Sall. moo ko jox. Macky Sall amul werante 2019 incha allah dina samp ay ndëndam. mais opposition bi. si ban leader nga gis ne moo si xaw a tane mën na ko affronter. waaw mais Mouhamed nag dafa mel ni yow. wala yow sa bopp yow da ngay tax yow Mouhamed da ngay laaj réew mi. Mouhamed dafa mel ni yow ci sa bopp sax da nga may provoqué. wala da ngay laaj réew mi parce que man li ma la wax dafa leer dama la ne gisuma fi man opposition. kon ki gisul opposition nan lay gisee ku war a taxaw jàkkaarloog Macky Sall. ñi doon marché fi barki démb. gisuma ko ci. ñi doon marché barki démb. gisuma ko ci. je suis désolée sama xalaat laay wax. est-ce que pare nga pour laaj réew mi 2019. waaw li ci kanam rawi li bët Mouhamed li ci kanam rawi li bët mais li may delluwaat di ko waxaat le président Macky Sall mooy opposition bi mu am en face ci kanamam mooy le peuple sénégalais. na ci bàyyi xel bu baax nag na ci bàyyi xel ay njaboot tamit nañ ci bàyyi xel am na solo trop. dañuy dellu si waat si parti politique yi. gis nañ ni PS ni muy demee pratiquement mën nañ ne sax dafa tas. gis nañ LD temps yi est-ce que yow ragaloo yow sa parti bi doole bi muy am. ak génération bu ndaw bi niñ la gëmee est-ce que ragaloo ko gars yi ñëw def ko sa biir parti. waa xam nga loolu dañuy gën a dolli sant yàlla ndax. xam nga génération positive taxawu Sénégal mooy lan buñ koy tekki ñi nga xam ne dañoo maase jamono ñi maase jamono mooy génération maanaam ñun jëluñu ñi nga xamante ni ñooy ndaw yi rek boo jëlee côté ndaw yi ña ca maase jamono boo jëlee côté yi nga xamante ni paa yi la ña ca maase jamono boo jëlee ca paa yeeg maire yi ñi maase jamono boo jëlee ñi nga xamante ni ba ci liir yi gis nga ñun Mouhamed ñun dañoo am lu benn parti amul maanaam kii soog a juddu sax yaa ngi bokk suñu parti politique xam nga fii dañuy naan parti politique il faut nga am âge voté mais parti bi mooy parti bi nga xamante ni kii soog a juddu tey ak seeni génération ñoom ñi ngi ci biir parti politique bi ñi ngi ci biir génération positive taxawu Sénégal. ñi maase jamono la positivité di dox ci lu baax di wax ci lu baax di jëfee ci lu baax di ñaan ci suñu borom mu di leen dëggal saa su ne. ngir lan ngir taxawu seen Sénégal ñooñu du ma nee de benn mag mënul dugg foofu pour yàq de. wala benn politique mënul dugg foofu pour yàq de waaye balaa ngaa yàq dina jafe ndax nag génération positive taxawu Sénégal dafa am nuñ ko taxawee dafa am nuñ ko toggee dafa amit loo xamante ni dañ ko gëm muy ay valeur muy ay valeur donc gëm naa ne du parti boobu mooy dem di nekk comme PS wala mooy dem di nekk comme leneen. j'ai l'impression que da nga wóolu sa bopp. waaw dañuy sant yàlla ndax jaam bi warul taxaw naan dama wóolu sama bopp di fëgg dënnam loolu du rôlu jaam bi waaye dañuy sant yàlla ndax bu fekkee ne yàlla dala may nga nekk jigéen nekk ci réew am noo xamante ni vraiment da nga ko taxawee am tamit ay nit ñu baax ñoo xamante ni vraiment saay su ne guddi bëccëg suba ak ngoon ñi ngi ci sa gannaaw di la dëgëral di la jàppale mais loolu sant yàlla la dañuy jëlaat lépp nag delloowaat ko suñu borom moom mi nga xam ne moom rek a mën moom kun fa yakun ci barke Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam ñu di ko ñaan nag GPT génération positive taxaw Sénégal di gën di dëgër di gën di law ba faw ci kàttanam ak ci barke jeunesse Seydina bi lan Mouhamed. nga leen defal ba nga xamante dañ la gëm comme taalibe ni muy gëmee sëriñ loolu laa bëgg nga wax ñu ko. waaw loolu ak yow lan nga réaliser ak lan nga def sax il faut nga wax ñu lan nga def. maanaam fu ma waaw toj parce que waa fi nga toj ak lan nga def si biir réew mi parce que xam nga tamit mbooloo bu bari moo ngi lay topp mais ñun gisaguñu lan nga def wax ñu lan nga def. ndeysaan waa xam nga génération positive taxaw Sénégal dafa am loo xamante ni man damay wax ne yeneen parti yi amuñu ko ñu ciy delluwaat rek di santaat loolu di ko sante suñu borom kun fa yakun ñuy delluwaat rek di ko def joxaat lépp xam nga question bi nga ma posé ñu bëri dañ ma koy laaj am na sax ay kilifa yu nekk ci biir réew dañu may naan mais Ndeye Selbé Linguère noo def ba jeunesse bi di la topp nii mais loolu nañ ko dem laaj yàlla la du sama njàmbaarte du sama mën-mën lépp yàlla la. Mouhamed boo xoolee Ndeye Selbé Linguère tey ban fonction lay occupé wul benn fonction ci réew mi Ndeye Selbé Linguère tey comme ni nga xale yi dox naan foo toj
bu ñu nee Ndeye Selbé foo toj ma leen fa may toj mi mooy ca base di jël sama ñaq di ko jàppale samay jigéen di jël sama ñaq di ko jàppale samay jeunes bu ñu amee fukki dërëm yooyu Ndeye Selbé soxlawu ci dara du koy jël jox ko ña nga xamante ni ñoom ñoo ci soxla au moins ñu am ci lu ñu jàpp. ndax nag gis nga nit booy ànd ak moom ñun duñu xaar ba naan nekk nañu ci nguur pour soog a mën a jàppale benn jigéen loolooy doole nag ak force génération positive taxaw Sénégal. tey jii yow Mouhamed xam nga bu baax li may wax gis nga ne jigéen ñi tey jii génération positive taxaw Sénégal ay jigéenam bàyyiwu leen ñi ngi ci formation yi ñi ngi ci yeneen ak yeneen ñi ngi ci financement yi loolu génération positive mi ngi koy defal ay jigéenam génération positive taxaw Sénégal mi ngi jàppale ay jeunes am mais loolu bu ko génération positive taxaw Sénégal di def tey jii am foo xamante ni nekkul ci nguur amul lu mu taxawee amul benn fonction boo xamante ni direction bu mu gérer ak yooyu mais loolu dañ ciy sant yàlla ñu ko sagale yàlla ñu ko suturaale dañ ko ciy sant mu uute loolu foofu danga ma ciy may aussi ma waxaale ci li nga xamante ni ñi ngi koy exploiter tey ji suñu femmes yi tey ji nañu bàyyi jël alalu réew mi di ko saax-saaxee naan dañuy financer gis nga Abdoulaye Wade li ko dal ku mu yeewul dootoo yeewooti gis nga élection 2012 yi ñu passé. donc dafa am ñuy def loolu alalu réew mu di ko saax-saaxee. mais dañ koy saax-saaxee. mën nga ma si parce que dañ koy saax-saaxee Mouhamed ci dëkk bi nga dëkk. mën nga ma sitel boo ma dégloo rek dinaa ñëw. ci dëkk bi nga dëkk parce que mënu ma comprendre yow nga toog lu mot par exemple ba Macky Sall faloo ba léegi ñaata financement lañ fi génne pour les femmes def ko Mumbaay def ko Xumbaay woote ku nekk ñiy woy ñiy tàccu ñiy fecc femmes yooyu tey kuñ ci jox tey sa financement boo demaatee 3 mois dem seetu ko nga day am problème mais financement daa am lu ko jiitu gis nga liggéey dañ koy teg ci yoon. soo nee man damay ñëw pour jàppale 15 femmes wala damay jàppale 50 femmes wala damay jàppale 10 femmes wala 1000 femmes 1000 femmes yooyu dafa am lu jiitu financement yi soo ko xamul nag doo ko def président Macky Sall na xoolaat politique am ci femmes yi femme dafa am nu ñu koy téye femme dafa am nu ñuy politiquer ak moom nu ñu koy jàppale nu ñu koy dimbale ndax nag am sa soxla làmb sa poos faj ko dafa neex te tey jii ñu bëgg ko ñu bañ ko jigéen ñaa yor réew mi tey te jigéen ñaa nekk ci kër gi te kër ga jigéen ñi nag bu ñu fa nekkee ñu ñoo jox leen tant de xaalis boobu avant ñu koy jox amul fu ñu jaar ak ñoom nan lañ koy jëriñoo. idée yi nga joxe ay idées yu pertinent la. tey Macky Sall bu la woowoon. pour nga ñëw accompagner ko liggéey ak moom est-ce que da nga accepter. xam nga loolu Mouhamed ay réega may def booy wax loolu xam nga gis nga tey jii politiku Sénégal man doomi Sénégal laa dama la ne doomi Sénégal laa. tey jii lépp lu ma ñor mooy sama réew nan la ñuy def ba avancer ko nan la ñuy dem ba réew mi jëm ca kanam nan la ñuy def ba taxawaayu jigéen ñi gën a dëgër nan la ñuy def ba suñu doom yi dootuñu jëlati gaal gi Barça wala Barsaq di dem ñu di leen di rey ci àll bi tey jii suñu taxawaay tey ñun waa génération positive taxaw Sénégal tey ci loolu la ba tax na lépp loo xam ne soxal nañu pour ñu mën a avancer suñu réew ñun dañ ciy taxaw mais quant à nag ay ñu woola ak yooyu àggaguñu foofu parce que nekkagul sax suñu xel ñun ñu ngi ci suñu yoon di liggéey ñi ngi liggéey pour xool naka la ñuy dimbalee suñu njaboot ba kenn dootul demati di nappi ñu di la tiire bal di la rey te dara ju ci tege ñun c'est ça ñun suñu problème naka la ñuy toogee ba suñu imaam yi kenn dootu leen bundu xataal kenn dootu leen tëj kenn dootu leen toroxal génération positive taxaw Sénégal ci foofee la taxawee naka la ñuy def tey jii ba tey jii suñu chef religieux yi waxuma nag chef religieux bi politique ndax langue politique moom ku ci wàcc rek amatoo dara loo bañ waxuma ñooñu nan la ñuy def tey jii ba suñu chef religieux yi nga xamante ni démb ak barki démb suñuy yaay ak ñoom maam dañ leen daan wekk bu amee loo xam ne mi ngi ñëw ci réew mi ñu ne génne leen sarax ba maam Abdoul Aziz Dabakh demee ba léegi am nañu problème boobu kon tey jii fan la ñu jëm. Khalifa Sall. moo ngi loxo yoon. leader politique nga nan nga jàngatee mbirum Khalifa Sall début bu instant bi ak procès bi ni muy demee. waaw xam nga Mohamed foofu moom. duñ fa sax teg loxo dañ koy teg ba pare bës ka xam nga lu tax parce que des fois damay naan man ci ban réew laa nekk ci ban réew laa ne dangay nekk di xool ca côté président côté pouvoir ngay gis luy metti balaa ngaa pare waaw mooy li ma wax rek opposition def bu ne weng waaw dama ne
donc ñoom ñaar yëpp a yem. opposition ak pouvoir ma ne ñoo yem. kenn amu ci askan wi tey ji dañuy foowee askan wi. dañuy foowee le peuple sénégalais te du yoon ndax tey ji ku ci nekk ci ñoom peuple sénégalais la jox tey li nga am kon foowee ñu du yoon kon nañu fexe jël lu baax la ak la ñu peuple sénégalais jox ñu delloo leen ko ci njëkk ak ci teraanga mais Mohamed ki nga xam ne dafa ñëw ñu ne ko yaa jël mu njëkk a taxaw ne du man dong kooku ndax seetal na boppam doy na waar ñu ne déetawaay mu taxawaat biir mairie de la ville de Dakar nee na ñëpp wàcc ci tali bi nañu xeex kooku ndax mën nañ ko seetal ñu ne déetawaay mu ne man sax sama yaay màgget la dama feebar waaye man Ndeye Selbé Linguère sama yaay màgget la mais muy ay wax yoo xam ne tout le temps man Ndeye Selbé Linguère damay naan waa kon kii ndax bu ñu ko dénkee réew mi dinañu jik kon Khalifa bu ñu ko dénkee réew mi du ko mën a gérer. maa ngi ñëw parce que li doy waar tey jii xeex bi xeexu Ndakaaru la waroon doon ndax nag Khalifa ñun dañ ko jël teg ko ne ko yow yaay le premier magistrat de la ville de Dakar ñu jël suñu dépense la ñu mën ak la ñu mënul ñu dajale ko ne am Khalifa yow la ñu wóolu yow la ñu dénk mais xam nga man damay naan waa de 2009 à 2014 nañ ma wax lan la Khalifa Sall réalisé ci Dakar parce que Khalifa bi muy ñëw dafay fekk pavage projet pavage bi taxaw Khalifa bi muy ñëw fekk na ci jamono jooju maire bi fi jóge woon nekkoon maire de Dakar moom 19 communes u Dakar yi commune bu ci nekk def na ci centre de santé centre socioculturel de 2009 à 2014 ñu dénk ñaata milliards lañu dénk Khalifa Sall ñëw toog ci lan la réaliser pour ñi nga xamante ne pour la population dakaroise lan question la bu may posé waa kër Khalifa Sall yi ñu dem ba ñu ñëwaat duggaat ci beneen deuxième mandat am léegi nag ñu ne waa ñun lii dañ ko gis nañ na Khalifa def na ni mu indi ay yoo xamante ni ay GIE ak nangam ak nangam. waaw mais moom da ko fekk en place moom defu ko. waaw mais xam nga am na maire yi ko jiitu sax loolu lañ ko. waaw mais Mohamed loolu fond politique la. Mohamed loolu laa bañ. Mohamed maire yi nga xam ne ñoo ko fi jiitu bu ñu baaxoon kon Khalifa du leen remplacer nañ ma jéggal nag. suñu baaxoon kon Khalifa du leen remplacer waaye Ndakaaru dafa bëggoon gis lu bees ndax Khalifa daf ñoo tàmmaloon leen sama loxo dafa weex tàll man aw ma tâche. kon la xam sotul. maa ngi dikk de loolu la ñu Khalifa tàmmaloon. waaw sama loxo dafa weex tàll amul tâche ñu ne kon kii moo ñu doy moo ñu saf nañ ko ko jox buñ ko ko joxee lii Senghor daañu gëmloo daañu révéloo naan l'an 2000 Dakar sera comme Paris. am maanaam dinañu am ay feu optique yoo xamante ne da ngay ñëw gaare sax jaratul ay policiers yu taxaw caméra yaa lay surveiller ak yeneen yoo xam ne dañ ko soxla woon ci biir Ndakaaru mais malheureusement gisuñu ko léegi nag ñu jàpp ko parce que moom am na tey jii njaboot goo xamante ne mën nañoo taxaw mën nañoo yuuxu ne scandale ne politique lan moo fi politique dossier Khalifa Sall lan moo fi politique. kon du politique. non du politique. mais mënuma jël yow tey jii xale bi nekk ca marché ba xiif di xool yaayam amul lu mu lekk mu dem sàcc benn ginaar ñu jàpp ko ne ko ràpp ci kaso bi mais kooku amul tey ku nekk ci gannaawam di yuuxu naan scandale la mais tey jii Khalifa moo am tey gannaaw dafa mel ni tey Ndeye Selbé bu defoon dégaawam rek ñëw tey ñëpp taxaw naan politique la mais lu fiy politique jox nañ la fond bi pour waa Ndakaaru la ñun de Sicap Liberté gii ñu nekk ñun mosuñu fee gis séddale dugub ak ceeb xëy na nag yeneen commune amoon na mais ñun mosuñu koo gis. lu tax nga ne. pouvoir ak opposition dañuy foowee sénégalais yi. mais dañ leen di foowee ndax tey jii askanu Sénégal dafa am lu mu soxla askanu Sénégal dafa am li ñu naan oto bu amul roue de secours wóorut te tey jii askanu Sénégal yaakaar la amoon tey ci Macky Sall. yaakaar dëgg la amoon ci Macky Sall bu ñu nee nag yaakaar ga tas na ñemewuñu ko wax ndax buñ ko waxee mooy ñun kon pare nañu mais yaakaar gaa ngi commencé yàkkeeku kon président Macky Sall na jëlaat seerewaat na wii sawaat mu dëgër ndax sénégalais yi mën a taxawaat mën a gisaat seen bopp te yëf yi bañ a demee benn côté mënta satisfaire ñëpp mais na gën a taxaw ba nga xamante ni nit ñi daañu sentir seen bopp ci réew mi mais mënoo nekk ci réew moo xamante ni foo wax loo def foo dugg ñu ne la réew mi metti na bu yàggee sax da ngay tiit moo tax keroog bi ma ko gisee wax dëgg neex yàlla muy baal
ak waa kër ñoom Macron yi dama toog ma xool ma ne Sénégal kon neex na comme suñu président mi ngi soirée mi ngi fecc macha allah. mais noo gisee fecc ci président bi. waaw fecc na. fecc na mais tu trouves ça c'est normal. man nag damay naan du yoon. D'accord que c'est un jeune, d'accord qu'il est né après les indépendances, mais waroon na mën a amee neneen Macron day nekk xëy na doomam mais fi Sénégal toll li ñu soxla mënoon na patienter am maanaam bu patienter woon tuuti rek ba nga xamante nit ñi gis nañ seen bopp ci réew bi bu boobaa bu ko neexee na fecc te buy fecc bu boobaa daañu ko feelu ndax nag mooy suñu kilifa ndax nag mooy c'est le président de tous les Sénégalais comme j'ai l'habitude de le dire suñu bàyyi la ñun ñëpp. ndax moom la yàlla teg tey ci réew mi te ku koy ñaanal it na nga ko ñaanal jàmm ndax tey jii ki jiite tey nekk ca capitaine ba nekk capitaine ci bateau bi boo ko ñaanalee na bateau bi suux bu suuxee dina suux ànd ak yow. moo tax ñun génération positive taxaw Sénégal dañuy wax toujours ne dañuy ñaanal le président Macky Sall jàmm mais nag na gëstuwaat askan wi nga xam ne ñoo ko fal. génération positive taxaw Sénégal. yaa ngi ko créé 2015. est-ce que bi nga ko créé ba léegi mas na dem élection. waa génération positive taxaw Sénégal nag demagul élection récépissé bi ñun bi ñu ko jotee rek yàggagul. defagul sax 2 mois. bi ñu jotee suñu récépissé parce que looloo ñu gënoon a téye parce que waajoon nañu nag suñu législative. dañoo naroon a dem élection législative mais nag comme jotuñu woon suñu récépissé. bëgguñu def ay langaamu. ndax bu réew jaxasoo pëccëxoo bi bëri wax ji bëri nga dem ba xamoo nooy def da ngay toog jàpp sa ñaambur di xool képp koo xamante ni. génération positive taxaw Sénégal nga bokk fii ci Sicap bi ma dëkk fii amul ku voté dama nee na ñëpp tey seen vote moo tax it résultat bi feeñ na fii Sicap Liberté commune bi ma ne képp koo xamante ni yaay borom daal. waaw loolu la yàlla dogal ñuy wax yàlla ñu yàlla la fal cat aar ñu sàmm ñu ci xam nga ñun dañoo jëlale sax Sicap Liberté ki nga xam ne mais dama ne Ndakaaru Mohamed boo bëggee dégg-dëgg gis nga Ndakaaru gii ñu nekk xam nga li woykat gu mag ga daan wax naan danga daanu mel ni yaa daan contraire bi moo dal ñi nga xamante ne législative bi passé am na ñi nga xam ne am nañ ca ndam muy le parti au pouvoir mais dafa mel ni ndam li safewul. lu tax xam nga lu tax. parce que ki nga xamante ni moo yor Ndakaaru gii tey jii Mohamed dafa jàkkaarloo ak yow. tey jii Ndakaaru dafa am borom. kan mooy borom bi borom bi ci njëkk nag mooy lëg daawur mooy rabu Ndakaaru gi. waaw moom mooy borom bi. moom nag dafa tànn ka nga xam ne moo ko ca neex nee ko yaa moom Ndakaaru te kooku ku jaarut ci moom Ndakaaru mun a toodan te li ci kanam rawi li bët. kooku mooy kan. nañ bàyyi ba si kanam. waaw mais kooku fu mu Mohamed nañ bàyyi ba si kanam li ci kanam rawi li bët. xanaa yow la kon. nañu bàyyi ba ci kanam. ci kàttanu suñu borom ak ci barke Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam. ñoo ngi waajal élection présidentielle 2019. lan ngay waajal ak lan ngay préparer. waaw Mohamed ñun amuñu dara loo xam ne dañ koy soppi ci suñu doxalin ndax ku ne xam ne la génération positive taxaw Sénégal mi ngi ci ay tournée ku ne xam na ko ñun tooguñu benn place ñi ngi ci tournée nationale ñi ngi ci tournée sax internationale génnoon nañu jamono yële ñi ngi waaj a génnaat donc pour wax la ne génération positive taxaw Sénégal dafa ne tekk ci ruqam di liggéey boolewul dara ak wax. kon ñun amul benn waaj bu bees boo xam ne dañ koy waaj ci élection présidentielle yi ñëw amul dara lu bees luñ koy waaj lépp lu ñuy def rek continuité rek lay doon ndax tooguñu ne yàcc na yasar donc dañu nekk di liggéey lépp rek nag pour suñu askan lépp rek pour nga xamante ni Sénégal day retrouver waat boppam le peuple retrouver waat seen bopp. tey boo doon lancer appel en tant que leader politique. si ñetti nit pouvoir opposition. ak sénégalais yi kan ngay lancer appel. damay lancer appel pouvoir d'abord parce que ñi nga wax ñëpp dañu am solo mais pouvoir lay njëkkee di lancer appel le président Macky Sall. li ma koy lancer appel mooy li ma wax sànq rek na gëstu le peuple sénégalais tey jii peuple sénégalais soxla nañu seen njiit gi mooy kan c'est le président de tous les Sénégalais. li tax ñu soxla ko mooy sentir nañu bëgg nañu sentir seen bopp ci réew mi te réew mi metti na ñu wax ko le président Macky wala ñu bañ ko ko wax réew mi metti na. l'opposition nag li ma leen di lancer appel mooy nañu gëm yàlla d'abord de un parce que xëy na ñoom ak le jeune comme ni ñu koy faral di woowee le jeune là qui est né après les indépendances xëy na ñoom ñoo ko yar
xëy na ñoom ñoo ko defar xëy na ñoom ñoo ko tàggat mais lépp nag loxo suñu borom da cee nekk nañu gëm yàlla te képp kuy waxati di attaqué na nga attaqué ci ay idée na nga attaqué ci li nga xamante ni moom mooy jëriñ réew mi moom mooy avancé loo réew mi te bañ a attaqué def ay attaques personnelles Sénégal soxlaatul loolu des attaques personnelles la nañ ko teg de côté te nañu gëm yàlla te xam ne yàlla moom moo ko fi teg bés bu yàlla nee nag daf fiy pare donc nañu gëm loolu nañ ko xam. léegi les sénégalais nag loo leen di wax. sénégalais li ma leen di wax mooy nañu gën a fonk tam seen réew ndax nag bu fekkee ne yàlla dafa def yow nga jël tànn sa njiitu réew nga bëgg ko nga bañ ko mooy sa baay mooy sa kilifa mooy sa lépp. tey jii ku toogoon tey taxaw jàkkaarloog sa kilifa jàkkaarloog sa papa xas ko bu boobaa kenn dootu la wekk kon tey jii lépp loo xamante ni ñun am nañu pour jàkkaarloog moom pour wax ko le président Macky Sall dañ ko koy wax waaye nag ci yar dañ ko koy wax ci njëkk ak teraanga mooy li ma doon wax rek ñu indiwaat valeur yi mais malheureusement tey jii am na ci ñeneen ñoo xam ci peuple bi dañuy bëgg a wane njàmbaarte ba mu ëpp man maa ñeme wax lii man maa sañ wax lii te loolu bu ma nee nag le peuple bi dafa divisé wu ñii ñi ngi ci opposition ñii ñi ngi ci pouvoir ñii ñi ngi ci leneen ñooñu ñooy le peuple sénégalais kon le peuple boobu nag nañu gën a dal gën a ànd ak yar gën a indiwaat valeur yi nga xam ne moom la fi maam bàyyi woon ñi nga xam ne ñoo nekk ndaw nañuy wax ju rafet te ñoo ñu respecté mag ñi waaye mag ñi tamit nañu xoolaat seen kàddu ndax tey jii bu njëkk ba ñun da nga daan nekk sax jeune politique di jël référence ci tey jii mag boo xam ne mi ngi politique mais Mouhamed tey amatul tey ci langue politique bi ban paawa wala ban maire ngay taxaw ne kii mooy sama référence man day Selbé Linguère aw ma ko gisuma ko donc loolu y a problème parce que ku ci nekk tey yaa ngi yàqamti tey ji ñu laal sa leader nga tourné ba fayu ci ay xasante nañu bàyyi xasante baaxul du yëfu jullit dafa ñaaw politique jarul yenn yi politique fii la yem ci àddina demul àllaaxira kon nag comme nag ci àddina lañ ci yem nañ ci profité liggéey ci suñu borom la nga xamante ni bu ñu demee ëllëg daañu fayeeku lu baax waaye bu fekkee ne wuññante waxante lu ñaaw nañ ko bàyyi surtout nag man dafa am parole boo xam ne toujours dama koy dégg ci Wadji Seck suñu waxee rek moom bu attaqué rek ñu andil ko Saint-James nañ ko dimbale ñu bàyyi kaak Saint-James ndax am na ñoo xam ne ñu ngi seen xanaa da nga faral Wadji Seck wallahi lazim waaju ma ko faral mais Mouhamed dama xamul ndax yaa ngi seetlu actuellement paysage politique bi amul dara loo xamante ni nit dina la ne sama leader def na ko wala def na lii wala wax na nii ku ci toog rek ay xas même conférence de presse am na conférence de presse mooy seetaan barki dem yépp xaste la kii xas na Idrissa Seck kii xas na Karim Wade ci ëllëg su mu amaat ñeneen ñu def conférence de presse xas Macky Sall mais ba kañ nañu bàyyi loolu baaxul xasante bi te ñun ñu bokk Sénégal bokk fi juddu fi yaru fi màgg fi nga xamante ni ku ci nekk xam nga yow yaay kan wax jee bëri rek waaye ku ne xam nga kan mooy sa maam kan mooy sa papa nañ bàyyi wax ci ak xasante bi baaxul. rédaction bu sentv.info ñoo la dalal lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek Mouhamed mooy di gërëmaat di sant nag samay responsable di sant aussi sama coordonnateur responsable yi nga xamante ni vraiment ñi ngi ci région yi ñi ngi ci village yi foofu danga may dinaa ci citer kenn ki nga xam ne moo ma toogal Caaxo donc dafay nekk ay villages yoo xamante ni li ñuy dund dafay metti Mouhamed boo déplacé woo ba dem dangay xam ne lii du dëgg du yoon dangay naan est-ce que yow yaa ngi sax Sénégal donc responsable yooyu il faut que ma remercier leen surtout nag ñi nga xam ne ñoo nekk Sicap Liberté nga xamante ni guddi ak bëccëg xaaruñu ma ci lenn ñi ngi ci terrain bi ñi ngi ci xeex bi guddi ak bëccëg suba ngoon sama responsable yi nga xamante ni aussi ñoom ñoo nekk tamit à travers les 19 communes à part Sicap Liberté yeneen 18 communes yi nga xam ne ñoo nekk Dakar aussi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant mais surtout am na ci ñoo xamante ni dañu nekk li ñu naan les hommes de l'ombre ñooñu ñi ngi taxaw di jàppale Ndeye Selbé ci ñooñu bu ma ci cité kenn day mel ni cité naa ñëpp ku ci mel ni IBT donc man maa ngi koy gërëm bu baax a baax maa ngi koy sant bu baax a baax di ko wax ne na ñaan yi gën a yokku yàlla defal ñu jàmm. pourquoi nga cité surnom. waaw na yàlla def jàmm Sénégal la ñu nekk Mouhamed donc yàlla defal jàmm di ñaan yàlla aussi vraiment juboo beeg. ànd gu rafet gi nga xam ne moo nekk ci biir génération positive taxaw Sénégal yàlla na ko yàlla gën a saxal gën koo dëgëral di ñaan aussi sama mbokk malien yi nga xamante ni ak sama mbokk guinéen yi nga xamante ni vraiment gis naa seen encouragement maanaam Afrique laay wax
parce que tey jii damay toog ba mu yàgg da ngay gis tey jii benn Guinéen wala benn Malien bu ne carrément nan laa mën a def pour ñëw ci génération positive taxaw Sénégal bu boobaa mën na ko da ngay di nekk rek ay sympathisants parce que Afrique la nag ñun suñu réew suñu continent la ñu am donc yàlla na yàlla wàcce jàmm ci biir Afrique yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal ko tamit waa Sénégal ndax nag fii la ñuy yeewoo fii la ñuy fanaan et tout yàlla na fi yàlla wàcce jàmm encore une fois de plus président Macky Sall yàlla na ko yàlla weññi ba nga xamante ni lépp lu muy defati dina neex askan wi te bu boobaa nag day fekk la muy def moom la askan wi soxla ndax tey ji le peuple tey dafa soxla tey papaam du kenn ku dul le président Macky Sall na weññeeku waat na xoolaat tooginam na xoolaat taxawaayam pour Sénégal mën a jëm ci kanam ndax nag li ci kanam tamit rawilu ba te 2019 a ngi ñëw te am na loo xamante ni bul toog ba ñu àgg ca ngay naan yëf yi ñëw na ndax nag am na mag joo xam ne da doon wax naan wuré wa dem na këng xaw ma waxi mag dem nañ taal waaye dañuy naan tamit bu làmb ji sàjjee kuy xoole ba ñu xët la kenn bettu la kon nag na defaruwaat waaw. Ndeye Selbé Linguère Diouf ñoo ngi lay sant di la gërëm yow yaay secrétaire général génération positive taxawu Sénégal. jërëjëf. merci Mohamed maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la remercier yow tamit bu baax a baax ci sa disponibilité làqatu woon naa nag mais fexe nga ba génne ma donc sant yàlla alhamdulilah merci beaucoup.